asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ci kaw turu Alaaji Mor Khady mi nga xam ne moom laa yor kàddoom man Alaaji Ibrahima Ndiaye laa tudd porte-parole chef de village lii nga xamante ni moom ngeen def tey ñun ñëpp kontaan nañu ci ndax ñun lu ne dañ nañu ko ci affaire pomme de terre bii bi ko gouvernement bi joxee ba defee lim ci war a def ba pare ñun bay nañu lu nu man pomme de terre yaa ngi ci àll bi ministre de l'agriculture ñëw na gis na li fi nekk lépp waaye taxul li nu ci bëgg mu def ko ministre de commerce tamit noonu waaye mbaan gi nga xamante ni si nag bi mu dencee li mu denc bay nekk prix amatul fu mu denc li de ba yàqal na sunu marché bi mënunoo jaay loolu naqari na ñëpp moo waral jotaay bi tey li dalee Gandiol ba kere ngay dem Kayar ñëpp a ngi fii kon nag léegi ñun noo ngi leen di ñaanal ñun ñëpp ñu tari Faatiha Fallaxi ak Naas yi yàlla defal nu jàmm ci lii te Sonko ak Jomaay na ngeen xam lii na leen wóor ni bu resee rôle bu déwénee bu sooba yàlla di ngeen bëgg pomme yi ngeen ko jëggaane ci réew mi faneen waaye nun mën nanoo bayal réew mi comme que nag toppatoowu leen nu ba lëgati ci lii am bu ngeen ko toppatoowul ba lii am bu nu fi yàlla bàyyee ba déwén laneen la ñuy bàyyee tuuri ko ca àll ba maa ngi leen di sant leen ko na ko ne tari Faatiha Fallaxi ak Naas yi mujj salaatu ala nabi maa ngi leen di sant ci jotaay bii ngeen def jërë ngeen jëf. Bonjour, je m'appelle Modou Ndiaye, étant producteur horticole de la zone des Niayes. Bonjour à tout le monde, travailleuses, travailleurs, producteurs horticoles, camarades engagés. Notre rassemblement présentant des milliers de maraîchers qui œuvrent chaque jour dans les terres fertiles des Niayes annonce une grève de 2 jours, les 30 et les 1er mai, avec blocage total de la sortie de distribution des produits maraîchers. Cette décision grave mais nécessaire fait suite à la profonde crise de mévente qui frappe de plein fouet notre secteur, alors que nos champs regorgent de légumes sains, de produits avec soin, dans des conditions souvent difficiles. Ces produits restent invendus ou bradés à vil prix, faute de système de commercialisation structuré et soutenu. Les producteurs croulent sous les pertes. Des familles entières vivant exclusivement de la terre voient s'écrouler le fruit de mois de travail. Le silence ou l'indifférence des autorités face à cette situation intenable et inacceptable. Il en va de la survie économique de la filière horticole, mais aussi de la sécurité alimentaire de notre pays. Le choix des dates n'est pas anodin. Le 1er mai, fête internationale du travail, est un symbole fort. Le jour où les travailleurs du monde entier défendent leurs droits, nous le consacrons à faire entendre la voix des paysans. Les producteurs, des commerçants et tous les acteurs du maraîchage à travers un grand rassemblement à notre Goudiama, cœur névralgique des Niayes. Durant ces 2 jours, les marchés ne bougeront pas, les légumes ne sortiront pas, mais surtout, voulons un forum exceptionnel des marchés maraîchers. Réunissant les acteurs de la scène, nous y discuterons, proposerons et surtout, nous attendrons la présence effective du président de la République et du Premier ministre. La situation catastrophique persiste en dépit des instructions claires du Premier ministre. L'Agence de régulation des marchés ARM continue à faire preuve de laxisme dans l'application des mesures de régulation. Le ministre du Commerce n'a pas mis en œuvre les dispositions promises après avoir réuni tous les acteurs des filières horticoles. Nous alertons depuis plusieurs mois sur les conséquences désastreuses de la mévente chronique qui pénalise les producteurs. Face à l'absence de réponse concrète des autorités, nous sommes contraints d'acter un mouvement de grève de 48 heures, aujourd'hui le 30 et demain le 1er mai, pour exiger l'arrêt immédiat des ventes des agrobusiness jusqu'à l'écoulement de nos stocks. Régulation stricte des agrobusiness
limiter la prolifération des entreprises étrangères dans la filière pommes de terre, oignons, supame, carottes, navets et entre autres. Le respect strict des dates de zèle entre producteurs et agrobusiness. Construction d'urgence des chambres froides pour stocker les récoltes. Création d'un fonds de soutien aux producteurs en détresse. Réformer ARM pour la régulation transparente et équitable. Sans une intervention rapide du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, cette crise pourrait détruire des milliers d'emplois agricoles, créer l'effondrement du secteur horticole sénégalais, augmenter la pauvreté dans la zone rurale et encourager l'immigration clandestine ou l'exode rural dans le littoral. Le développement du Sénégal passe par le respect et le soutien de ceux qui le nourrissent. Il est temps de décider. Il est temps de prendre soin de nos préoccupations. Le combat continue. La terre ne trahira jamais. Collectif des producteurs de la zone des Niayes, aujourd'hui, à Noto Goudiama, le 34 2024. C'est M. Modou Ndiaye. Amadou Thiam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi tudd Amadou Thiam di wax ci turu comité ad hoc boo nga xam ni zone des Niayes bi yëpp ñoo ko bokk. ñu organiser ko fii ci Notto Gouye-Diama. bon ñu daje fi tey nag dara dajalewuñu pour manifester wu mooy yëglu maanaam sunu ay kilifa yëg ñu ku demee ni le président de la République du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre monsieur Ousmane Sonko li xaw ci nga xam ne moo am ci mbay mi ñoom yëg nañu ko gis nañu ko ndax wax nañu ko ensemble légume bi bari na baykat yi def nañ li leen war waaye mu ngi nëpp ci seeni loxo ci biir loolu nag la ñuy lancer un appel solennel à nos autorités administratives pour ñu ñëw réagir ci loolu. ARM ñëw na fi wax ñu ay projet à long terme waaye ñun bëgg nañu projet yi apprécier nañu ko waaye mënul faj suñu soxla ñu soxla ku ñu fajal suñu soxla daar muy niiw bi ñu yor muy pomme de terre soble bi légume carotte yëpp nekk ci suñuy loxo di nëpp ci marché Notto Gouye-Diama loolu moo waral ñu décréter une grève boo nga xamante ni bii ñaari fan lay doon mu nekk le 30 ak le 1er mai. le 1er mai nag ku ko dégg sa xel dem ci fête du travail waaye ñun taluñu ko kuy feete da ngay am jàmm kuy feete da ngay sa yaakaar day fasu waaye tey ñun ay ranxooñ la ñu yor takk lu xonq di jooy waajal 1er mai bi commencé ko tey ak suba te defuñu ko ci lu dul naqar duñu niti violence xamuñu lu dul liggéey xamuñu lu dul bay dunde kon gouvernement du Sénégal na gestu baykat yi xam ne fi ñu toog ñun ñoo leen fa teg ñoo leen fal ñoo leen di fay ñoo leen di falaat wala ñoo leen di fulli bu ëllëgee kon nañu gestu baykat yi nañu Ousmane Sonko ak gouvernement am population bi am yaakaar ci yow moo tax ñu mobiliser woon ànd xeex bi di ko xeex ak yow nga taxaw di xeex ba folli nguur gi fi nekkoon kon andil nu lu gën nguur gi fi nekkoon baykat yi ci lanu ci jur gi lañu bokk mbaam lañu gàtt nañu waaye ci jur gi lañu bokk ñooy yeb di andi ñooy dundal réew mi secteur informel bi yëpp ñoo leen di dundal ñaari fan yii na ngeen def évaluation dina ci feeñ ñi doon yor ci seeni taabal sax dootuñu gis lu ñu jaay te clandestin bi aussi xale yaa ngi waajaat mag ñaa ngi waaj borom kër yaa ngi waaj man dey taxaw naa bu ma gisee gaal damay dem waaw ndax bu nu bayee gouvernement bi du ñu ni deful dara ah kay subventionné na jiwu engrais jiwu pomme de terre subventionné engrais waroon naa surtout production bi ñëw nar a nëpp ci suñuy loxo bay pour nëpp taxuñu di bay pour dundal jur gi taxuñu di bay te ci suba ba léegi ci image yi yéen a ngi gis ci marché bi sàmm si di yëpp di dundali seeni nag loolu nag mënuñoo dundal nag yi di dundal suñu bopp dañuy dundal suñu bopp wala nag yi di dund loolu daal
moom la ñu doon wax xam naa wax bu guddee sax borom day jaxasoo ba dootu xam li mu wax waaye naqar dong la ñuy manifesté wu wasalaam. Il va présenter les parties prenantes en wolof. ok Makhoudia Diop la maa ngi tudd Makhoudia Diop maa bokk ci kuréel gi ñuy wax commission ad hoc ñu créé ko bi nga xamante ne bi ñun woote nañu ñun petits producteurs yi def benn ndaje bi ñu paree ñu def benn commission ad hoc boobu man ci laa bokk ma wax nag ci turu petits producteurs yi ñun nag suñu jafe-jafe ku ne xam na ko mooy suñu mbayum pomme de terre suñu mbayi soble suñu mbayi carotte suñu lépp loo xam luy horticole rek produit horticole rek dafa nekk en mévente kenn mënu koo jaay te loolu mu nekk nag jafe-jafe boo xam te ne bi jooy nañu guddi jooy nañu bëccëg gis ñu kenn kun ko fajal parce que boo xoolee directeur ARM woo nañu le 22 bi passé bañ fa demee wax ko suñu problème au lieu mu joxoon ñu solution moom solution bi ci ñu la ko doon xaar te ñun béykat yi nan nañu amee jafe-jafe yaakaar ci état mu wutal ñu solution moom mu ñëw di ñu laaj solution kon loolu jafe-jafe mun koo mag léegi nag li ñu bëgg mooy état bi fexe jàppale nañ ñun ñi nga xamante ne li ko commencé Dakar Bandar béykat yëpp daje nañu ñëpp dafa wenn say coopérative yëpp ñu ngi fi toog amul benn coopérative bu manque association yi GIE yi groupement féminin yi ñëpp taxaw nañu toog àndandoo nekk benn def benn say pour xeex lii nag ñu ngi ciy xaar état nag li ñu bëgg mooy le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye nañu jàppale ci lii avec son premier ministre Ousmane Sonko mu jàppale ñu fexe ba lii ñuy xeex mu jàppale ñu suñu mbay mi ñu fexe koo jaay mbir mi nag solution yi nag dafa war a nekk solution yoo xam ne daar la bi njëkk mooy fexe ba soigri bi nga xamante mooy indien yi ñu arrêté leen ñun ñu mën a jaay parce que buñ ko deful ñun duñu jaay te boo xoolee tey jii nii boo demee tey marché bu nekk Diamniadio chambre froide yëpp gars yi luyee nañ ko defa seen i pomme de terre ak seen i soble di xaar marché tabaski jot ñu jaay bu boobaa petit produit kon fu ñuy jaay amuñu fu ñu jaay suñu bagage léegi nag ñuy wax état ne ko ñun taxaw nañu déterminé lii nag ci plan d'action yi benn la ci rek dañ koo teg nii am na yeneen ñi ñëw su ne xeex nag duñu wax la ñu war a def waa incha allah pare nañu taxaw nañu jàppale ñëpp ci état jàppale ñu fexe ba suñu réussite bi dimbaluñ ci loolu kuréel yi nag ñu ngi sant ñëpp jàppale ñëpp di jàppale aussi essentiel di jàppale ñi fi ànd ñu ñëw ñëpp di jàppale aussi presse bi ñu ngi sant presse bu baax parce que presse bi yëpp ñëw na ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam. El Hadj maa ngi tudd la situation urgente man maa ngi tudd El Hadj Malick Sow nekk président COPACEN coopérative pour la promotion des produits agricoles du Sénégal. waaw tey li tax ñu daje fi nag mooy grève bi nga xamante ne producteurs yi horticoles yi observé nañ ko si dans toute la zone des Niayes li ko commencé Kayar ba Ndiébène Gandiol ñun ñëpp constaté nañ que depuis mois de novembre ba jusqu'à présent amul lenn loo xamante ne si biir réew mi ñu ngi koy béy ba prix bi wàccul boo xoolee tey saaku su pomme saaku 50 kilos mu dem bay jar 2000 francs loolu problème la alors que tey boo xoolee coût de production béykat bu ndaw bi béykat bi nga xamante ne moo yor 2 hectares wala benn hectare si benn spéculation rek mooy pomme de terre 3 millions la 3 millions nga bëgg see jaay benn saaku pomme de terre 4000 francs te coût de production mooy li nga xamante ne li ngay feree li ngay dundal sa njaboot ak loolu lépp ci la bokk léegi loolu boo jaayee saaku 4000 francs yaakaar naa ne béykat yi fi ñu toll nii bu déwénee amul benn béykat boo xamante ne dina béy te nguuru Sénégal gi nguur yi ñu nekk nii mooy bi fi jóge ak bi fi nekk yëpp pour le moment bu ñu continuer nii ñun béykat yi bu déwénee du ñu béy loolu moom lu leer naññ la banques yi duñ leen mën a fay te objectif bi mooy ñu génne li nga xamante ne mooy mbéy mi si béykat yu ndaw yi problème bi ñu am nag mooy agro business yi nga xamante ne ñoo nekk si réew mi ëpp nañ 80 du indien bi rek am na espagnol yu nekk fii yoo xamante ne li ñu yor li ñu doon béy mooy xaal ak haricot loolu ñoo ñëpp léegi ñu ngi béy pomme de terre di béy soble di béy yeneen béy yoo xamante ne ñun ñu ngi koy béy kon objectif bu ministre de l'agriculture bi ak état bi ñu nekk mooy ñun ñu génne ñu si mbéy mi kon ñun béykat yi nañu am fulla am fayda xeex bii sunu xeexu bopp la kenn duñu ko xeexal li des nag mooy si ñun ñu bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo entente nekk amul suñu diggante
nañu fexe ne gis nga problème boo gis solution la problème bii won nañu solution tey bu subaa waruñoo yem si ñaari fan yi rek man gëwma loolu tey gis nañ marché Noto bi benn bagage amu fi te marché Noto bi marché international la ñëpp ñoo fi andi bagage Kayar da fi andi bagage Jogo da fi andi bagage Mboro da fi andi bagage kon ndey ak ñoom ñëpp dañ fi andi bagage kon à partir d'aujourd'hui ñun suñu wàllu bopp mën nañoo réguler le marché ana li fi nekkoon démb lépp si bagage lépp dem na kon ñun béykat yi ñun ñoo dee du commerçant bi du kenn tey boo demee Dakar kaani poivron mu ngi fay jar 400 francs nga dem pombiteer mu ngi jar 500 si bitig bi kon li des mooy si ñun gis nga tey Noto li fi ñëw tey mosu fee ñëw nan waxante dëgg waa Noto génne leen mënoo leen a génne tey ñëpp génne na ndax problème am na bu subaa nekk bu neexee bu nu wooyee na ñëpp génn man loolu laa gëm. maa ngi leen di nuyu waa marché Noto ak tey ñi ko jiite yëpp man la Cheikh Gueye jógee Ndey Ngomeen bokk ci kuréel bu ñuy wax coopérative bi ëmb 4 communes yi nga xamante ne mooy commune Diender Kër Moussa ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ci taxawaay bi di wax ni lii xew nii tey ba ñëpp taxaw maanaam loolu dara andiluñu ko lu dul agrobusiness yi ak marocain yi am na bateau boo xamante ne nii gars yi contrôlé wuñu ko mais bateau bi chaque semaine léegi maanaam day ñëw port Sénégal wàcce fi tey ay marchandises yoo xamante ne nii mbay mu tooy lay doon beneen bi mooy tey jii nit am na benn projet hollandais bu nekk suñu wet maanaam kooku noonu tey li muy ñoral tey jii nit boo xoolee waa Noto waa côté Ndey Ngomeen yëpp muy baasum maanaam tey jii nit waa Ndey Ngomeen yëpp tey jii nit du ñoral lu tol noonu sa loolu tey jii nit bu dikkee da koy basarte ci marché bi soble tey boo demee fi mu toll nii bu ñoralee boo ne saako soble 5000 mun la 3000 francs boo nee carotte maanaam tey 6000 mun la carotte 3000 francs kon loolu day doon jafe-jafe yoo xamante ne ni il fallait que tey état Sénégal maanaam xaajale tey jii nit agrobusiness yi ñuy bay bele di bay yeneen bay yi nga xamante ne ni tey jii nit maanaam tey baykat yi ndaw yi mënuñu koo bay ndax tey mënuñoo am millions yi entreprise yoo xamante ne ni tey ay ndaw ñoo ci nekk xamuñu lu dul mbay ak napp ak sàmm maanaam tey jii nit ñu bëgg leen a génn ci secteur boobu noonu bëgg a dugalaat yeneen gan ñu bees ay indien ak yi ñu kenn xamul tey defe naa ni journaliste yi nga xamante ne ni tey taxaw nañu fii ak ñun yàgg na noo taxaw ak ñun ci àll bi yàgg nañoo kaas ci nguur yi fi jaar ba léegi waaye tey jii nit am na loo xamante ne ni tey dañuy interpeller direct Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ndax lii tey seen doomi réew di daj maanaam lay loolu buñ ko doon daj bitim réew tey jii nit kon daa waroon a jaadu ñu jëli leen andi comme ci biir réew mi leen koy daje sa dara tegu leen ko lu dul ay étranger kon étranger yooyu noonu tey jii nit maanaam tey Ousmane Sonko tey jii ak président tey war na noo wax ci loolu maanaam lijjanti mbayum Sénégal ndax mbayum Sénégal tey la ñu war a bay lépp bayeguñu loolu ndax li tax mënaguñoo bay loolu noonu tey jii nit amuñu ay chambre froide amuñu fu nu mën a denc mbay yi nga xamante ne ni tey jii nit maanaam bu nu bayee ba mu ñor dañ ko mën a dugal ci fu nu ko denc kon tey ñu ngi sant ñëpp di sant waa marché Noto Saliou Ndiaye ñu ngi lay sant di gërëm di sant journaliste yeeg ñëpp rek di jaajëfal généraux lii lépp li mu laaj at mu jot ñu daj lii at mu jot ba ñu dalee bay ba léegi amul at bu lambate dul am lambate nag dafee war a jóge te ñun am nañ ci solution bi mooy état nañu toog dégluñu ñu wax ko nan la ñuy organiser mbay mi mbay boo organiser ba ñëpp ñoral doo bay ba ñëpp ñoral ñu ni nan la ñuy organiser njaay mi mbay buñ koy organiser dañuy tàmbali ca départ ba balaa dara di xew ñu organiser mbay mi ñu xam agrobusiness yi li ñu moom xam béykat bu ndaw bi li ñu moom bu ñu ko deful ñun béykat yu ndaw yi léegi ñu génn néeg bi ndax ay ponkal boo leen boolee ak xale yu ndaw ñuy buuxante ci néeg xale yu ndaw yi dañuy génn ñun états généraux yi loolu la ñu bëgg mooy lan mooy ñu woo acteurs yi les vrais acteurs pas les acteurs yi yore ay cartable les vrais acteurs mooy ñii nekk ci tool yi ay coopératives créé nañ leen fi ay gros producteurs nekk ci te ñoom xam nañu ko pourquoi créer d'autres coopératives nañu dëggal coopérative yi fi nekk demander aux petits producteurs ñu dugg ci coopérative yi état am benn interlocuteur muy les coopératives bu doolee les coopératives yi doté leen en intrant doté leen en subvention yi muy def doté leen au chambre de stockage coopérative yi ci seen bopp commerçant yi di ñëw directement ci ñoom problème mu béykat yi réglé ñun xam nañu liy réglé mbay mi mais nañu ñu déglu jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi tudd Saliou Ndiaye dëkk fii Noto Goudiama nekk délégué marché Noto Goudiama di rafetlu tey jii daje bi nga xamante ne si
zone de Niayes li ko daggee Kayar ba Gandiol ñëpp daje nañ fi ndax tey jii waa Kayar a ngi fi waa Gandiol a ngi fi waa Ngomeen a ngi fi waa Mbora ngi fi waa Fass a ngi fi ñëpp ñëw fii Noto ndax lan jafe-jafe boo xamante ne si baykat yi ñu ngi koy jànkonteel depuis des années mënuñoo am saafara te ku ne xam na ni mosu leen a gis baykat yi grève ñëpp ngeen daan gis ñuy grève sauf baykat yi ndam nag bu feesee dana tuuru baykat yi seen boolu muñukaay moo fees baykat yi ay jàmbaar lañ ay garmi lañ suñ génnee rek am na lu tax gis ngeen liñ def nii da ngeen daan gis ay grève di gis ay ñi taali pënu di sànni ay xeer mais loolu gisu leen ko ci baykat yi ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne si état dafa leen a war a reconnaître jàppale leen surtout zone de Niayes li ko daggee Kayar ba Gandiol bu ngeen gisee li fi nekk ci ay employés ci partout ci Sénégal ngeen xam ne ñii bu leen état xamoon da leen a war a jàppale mais nag état bi joxuñu suñ gëdd tànk nag day tàlli mbaamu banku wala ñu dagg ko sonn nañ moo tax ñu génn taxaw lii nag plan A la des na yeneen yoo xamante ne si mi ngi ci kanam suba bagage du ñëw buñ gisul solution dañ koy continuer te li ko waral lépp mooy agro business yi nga xam ne ñoo fi nekk ak seen India bu jëkkoon dañ leen daan limiter liñ daan bay ba pare suñ ñoralaa dañ leen di bàyyi ñu dugal ko ci chambre foire yi ñu occupé ñu bàyyi zone de Niayes producteurs yu ndaw yi ñu jaay ba pare mais nguur gi bi mu fi ñëwee léegi ministre bi ñëwal na boppam ba fii ni arrêté nañ seen India mais arrêté dañ ko wane lu ko justifié arrêté bu amee dañ ñoo war a jox circulaire boo xamante ne si dañuy xam ni kii arrêté nañ ko mais arrêté ciw làmmeñ te amul këyit loolu lañ dul nangu doonatuñu ñu nuy nax baykat yi ay diplôme ñoo fi nekk ay ñoo xamante ne si dañoo jàng ba yor seen i këyit xam lépp du ñu continuer nag bëgg leen ni ñu leen jàppee woon ñu leen koy jàppee parce que boo xoolee tey ñi nekk fii ay karaaga fi nekk ay licencié ay loo yaakaar am na ci baykat yi kon état ñooñu da leen a war a respecté jox leen cër tey jii su fekkoonte ñu ngi ñu dem di def ay chambre foire di ko yóbbu ba jam chambre foire yu nekk jam ñaajo lan lay jëriñ zone de Niayes loolu ñan ñoo ko moom agro business yi ak baana yi booy dimbali ni da ngay dem fa mu dëkk nga dimbalee ko fa zone de Niayes la ñu war a tabaxal ay chambre foire yu doy li ko daggee Kayar ba Gandiol tey bu fekkoonte ni si am nañ ay chambre foire yu doy yoo xam ne yii baykat yee ko moom waxuma tabaxi chambre foire di ko jox ay agro business de nga jox ko baykat yu ndaw yi ku ci mënta jaay dem denc mais tey boo gisee pomme de terre yi ñu muur ko ci àll bi xoolal charretier yi tabaski gaa ngi jub si charretier yi heure bii dañ daan liggéey di am lu yóbbu seen i dëkk ñoom ñëpp dañoo jaaxle ñu ngi gaare seen i saret tey mos ngaa gis ay boromi saret yooyu garab mais dañoo sonn état bi nag xam ni zone de Niayes da leen a war a jàppale baykat yi ñun nag soxlaatuñu ñu nuy boole ak benn ministre wala benn DG ñun dañoo soxla président de la république jàkkaarloog moom Bassirou Diomaye Faye moom lañ bëgg a jàkkaarlool ak son premier ministre Ousmane Sonko ñu wax ko suñuy jafe-jafe soxlaatuñu benn ministre wala benn DG ñu naa ñu ñëw leen suñu bureau ñu toog waxtaan dégg nañ koo xamante ne si directeur des na taxawal directeur de ARN muy Babacar Sembène bee rek dem nañ fa mu wooñu toog wax ak ñun ñu am yaakaar heureusement ñu dégg ko RFM muy wax ni baykat yi li tax ñu toog ñaari fan bañ a indi bagage pour bëgg bagage yi jóg loolu taxu ñoo jóg jaaxle moo ñu tax a jóg jaaxle moo ñu tax a jóg du caagi ne danoo bëgg bagage yi yéeg danoo mënta jaay suñuy bagage film bi da koo sàcc fi mu ko jëmalee ñun jëmuñu foofa ñun dañoo gisatuñ lu ñu xam moo tax ñu bank suñuy loxo mais du caaginu ñun dañuy téye bagage bi ngir bëgg marché bi jot loolu na leer na ko état xam moom yàgg na ci terrain bi xam na suñuy jafe-jafe kilifa yi nga xamante ne si ñoo ko fi nekkal ñooñu la war a dem tegal leen suñuy jafe-jafe ñu fajal ñu ko une bonne fois suñu gisul luñ xam nag dañuy continuer waat jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xamante ne si ñëw nga boo jóge ci zone de Niayes ñu ngi lay sant di lay gërëm ñu ngi lancé appel état stop yi nga xamante ne si dugal nañ ko ci chambre foire yi buñ ko génnee problème dina am nañ ko arrêté comme fa mu nekk am na garantie du yàqu li nekk ci tool yi ñu bàyyi baykat yi jaay ko suñu deful loolu bii paa dañoo génn doxal sérieusement bii paa dañuy génn baare tali luñ ci góobe gar ko jërë ngeen